weerul koor ñëwaat na ak i ay ngëneelam weerul koor ñëwaat na. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi amaat mbégte ci dajeek yéen seen rubrique alimentation et ramadan tey ñu bëgg waxtaanee lu am solo mooy comment manger pendant la fête. ndax seetlu nañ ne bisu fête bisu mbégte la bis bi nga xamante ne la lekk yi day bari naan yi day bari ba dañ ci farala lekk lu bare bari ba fête bi bu passé mu andil ñu ay problème de digestion. ba tax na ñu bëgg waxtaan ak nit ñi ci naka la ñuy def ba lekk yu bari yooyu noonu duñu sonal duñ ci jël lu bari mais aussi ñu def de sorte que lekk boobu noonu buñ ko lekkee duñu sonal. bu njëkk bi mooy avant tout naka la ñu war a nduggee balaa fête bi di ñëw ndax gis nañ ne bu fête di am marché yi day bari nit torop ba tax na dañuy conseiller nit ñi à ce que ñu teel a ndugg comme buñ ne une semaine des na avant la fête jigéen ñi daal di dem marché ñu ndugg ndax loolu dina permettre ñu ndugg ci dal bu ñuy ndugg aussi duñu fàtte yi ñu war a jënd mais aussi duñu am coono ci ndugg boobu noonu. beneen bi mooy bu ñuy ndugg ñu bàyyi xel ci légumes yu ñuy jënd parce que légumes dina baax torop ci accompagner ndawal bi nga xamante ni moom la ñuy lekk ci fête bi. légumes yooyu noonu dina baax ci sunu wér-gu-yaram mais aussi dinañu mësal ci fër ak ay problèmes digestifs yu bari. beneen bi aussi mooy ñu privilégier lu ñuy woowee les produits locaux. par exemple ñu bañ a jënd comme des boissons gazeuses wala des boissons industrielles yi nga xamante ni xamuñu fan lañ leen fabriquer mais aussi xamuñu exactement yan produits ñoo nekk ci biir. day gën ñu jënd suñu bisaab wala buy wala jinjeer xam ne ñun ñooy defaral suñu bopp suñu jus dinañu xam ban composition moo am ci jus boobu noonu mais dinañ def attention bu baax a baax ci suukar buñ ciy def. beneen bi mooy ce jour fête bi aussi war ñoo sauter benn repas war nañoo ndékki war nañoo añ war nañoo reer. pourquoi waruñoo sauter benn repas mooy par exemple tey bu ñu sauter ndékki añ bi on a tendance à prendre plus qu'on en a besoin dañuy am tendance lekk li nga xamante ni sax soxlawuñ ko parce que xiif bu ñu xiifoon a tax. ba tax na voilà ndékki war nañoo ndékki bu normal d'habitude de fête ici au Sénégal dañuy lekk soit laax soit ñu def caakri wala ngalax soit ñu ndékki normal juste di bàyyiloo xel nit ñi ci quantité de sucre bi nga xamante ni nañ ko def sunu ndékki ñu bàyyi ci xel bu baax a baax parce que non seulement ndékki bi di nga lekk lu sucré mais bu ñu fàtte ni yeneen repas yi bu ñu ko jëlee dinañ naan boisson parce que jour fête la. bu ñu ndékkee ba pare añ bi tout d'abord dañuy ñëw ci mode de cuisson yi parce que Sénégal fii fête bu amee wala bu dul fête sax ñi tàmm nañ ginaar wala yàpp xar wala yàpp nag dañ koy muusal après ñu saaf ko après ñu lakk ko déjà 3 cuissons yooyu noonu day rey lépp luy ferñeent yi nga xamante ni waroon nañoo jëriñ ci sunu yaram voilà da koy rey ci aliment bi ba aliment bi qualité nutritive boobu noonu mu waroon a am dootu ko am. moo tax ndawal boobu noonu mën nañ ko muusal rek après ñu lakk ko directement sinon aussi bu ñu amee four ñu togg ko au four mooy gën ci sunu wér-gu-yaram. beneen bi mooy quantité d'huile bu ñuy def ci sunu togg déjà dañuy am par exemple viande ya nga xamante ni dafa grasse comme yàpp xar bu fekkee yàpp xar lañ ko am dafa bari graisse ba pare ñu bëgg jëlaat dawlin bu bare ñu def ko ci ñuy bàyyi xel quantité d'huile bu ñuy def ci sunu togg sunu sauce ñuy éviter huile bi di surnager ci kaw sauce bi ndax loolu noonu baaxul dara ci sunu wér-gu-yaram. beneen bi mooy ñu bàyyi xel aussi ci saf-safal yu ñuy utiliser ci sunu togg boobu noonu ndax boo seetloo fii au Sénégal am nañ fi ay épices yu bari comme di nga am thym mën nga am xorom polle mën nga am curcuma mën nga am cumin yoo xamante ni mën nga koo jënd sax par mbuusu 100 francs mën nañ koo composer am togg bu saf togg bu neex te duñu utiliser ay bouillon ya nga xamante ni dinañu am jeexintal ba nga xamante ni du gën ci sunu yaram. beneen bi mooy bu ñu añee ba pare mën nañu toujours ci añ bi ñu lekk bu baax ci légumes yi comme ci carotte râpée yu ñuy defar ci salade yu sunu togg di àndal concombre tomate ñu lekk ci lu bari
lekk boobu ñu siy lekk lu bari dina tax ñun dinañ wàññi suñu consommation si ndawal boobu noonu wala si mburu boobu noonu ñuy lekk loolu dina faciliter suñu digestion mais aussi dinañu may wérgu yaram bu baax a baax. jus yooyu aussi ñuy naan ci koor gi wax naa ko sànq nañu privilégier jus ya nga xamante ni ñun ñoo ko defaral suñu bopp que mu nekk buy que mu nekk bisaab jinjeer wala yeneen i jus mais aussi jus boobu noonu ñu bañ koo def comme ndoxu naan bu ñu maree bu ñu naan jus boobu noonu pour faj suñu mar nañu dem naan ndox jus boobu buñ ci naanee benn kaas rek dina baax ndaxte jus boobu d'habitude day bëri suukar ndax benn kaas rek boo ko xoolee en moyenne dina am 5 morceaux de sucre. beneen bi mooy ñuy lekk fruit aussi bu ñu amee fruit ñu lekk mooy gën sax ñuy naan jus boobu noonu ndax wax naa ko léegi jus boobu noonu day bari suukar. aussi reer bi mën nañoo def la même chose que añ bi ñu bàyyi xel ci sunu mode de cuisson bu baax a baax ñu bàyyi xel ci façon bu ñuy lekkee ñuy privilégier lekk légumes yi ndax mooy gën ci sunu digestion. mais aussi ñu bañ a lekk rek daal di dem tëddi bu ñu lekkee ñu rester au moins 2 heures de temps avant ñuy dem tëddi. sunu rubrique ci alimentation et ramadan dañ koy tëjee ci thème bi nga xamante ni mooy comment manger pendant la fête ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci teewlu bi ngeen ñu doon teewlu di leen ñaanal une très bonne fête. di ñaan yàlla ñu fekke ko ay at yu bare asalaamaaleykum wa rahmatullah